assalamu alaikum baadiŋolu baadi la moy laalu aniŋ jiibeeri laalu kaali kontoŋ tol na kontoŋo la bii fanaŋ naatale bourse bi le ali be miŋ be keeriŋ télévision jibaaniŋ home fm radio ŋa koleya ko miŋ moy je wala mu ñinte moolu le wulta e ka taa ka baade ko ñinta ka a kuntuŋ kuntuŋ butu wo kaŋ na wala wulin na silo mu wolti woto bii duŋ naata wolto jaŋ ali bulannooma kuolu be laariŋ ñaama ali be a jalaabe ñaame ala bar itoodima duŋ antomo imam isha maneleti ntelle be sirim bourse bi jaf na ta kolya ko do soto membe ko na kaburo to nga kolya ku balle soto je mi yalon ko sayo a wucho tata fo sanji sabak mba kolya kono amam banno nyin sanjol min tambita ko manto nene wilitalen tata reporto di na police station membe bourse bi jam fon kabrin tarra je wala safero ke na ta jang nyin karol ke kulbe nyaadi la mune nyin sabu fo membe a kol nyaato ina e nyoje ina diamata faylol dada ko ba sambala kitel katu adun tan na kordal ko na e fenso te dinkira fulabe tumando albe lal jelale ay damilte imam jannin ka jam fal lafta min nyin kala wala mu palaso nyim fon asutta nyaadi la na sutta wati jumaade ni nga fello woto saje miniketa ko nyin konon sina wolfo e se fen kono nyim palaso bourse bi natale kabrin in 1998 wo sawno bourse bi soto ta jang birina tay dun tam mol kanne ata mol bi jan tranquille dun tam mol kanne ka fo ko jam bina kila masala la nete lan officiel a di masakunda la masaya di social security pour na janke state oti mole sije masakunda do kula jama bi je man korda soto bar nin nata ñu lani ba dokula nyami ya mim fontele alballa salkeral soto ali alla jamol soto an alla misiro an alla cholo anin dindun la feadla anin karambuna anin police station anin kaburok birin katolik karola kata misilmo la karol biriela e kuntun ka mandika kam fo e lalbe kuntun kordal suma ina tana fo imam le ko infele alnana ngata alla kabur ko yitandala man den kaburo da malal alna nga salkela itandala o jamol be kala ni misiro yol be di itandina ifele o tumolon kuma seta ke doku jambulata wollel kono woyitandiro woyitando jambulata kono tuma be sutu yarinne natana molikili nin teron ni murubal ka be sepu barin ko kasuel be kono ngol joye kati ben nafala le kabro kono do bije kasula kasual na dana fa salinga fens katul lan kutolom de nimma fens kabro watol asina di amodi nonan ala ke nga mosoto je ka fa alhaji ibrahima kebe afel lori akon dewde mbenna kato dawn kala je nal paretan kay paretal akafutamma tranquille bourse bi be kafta nyoma ala kodo bondi nga nyim fenso ke ba beje la folota fa la bantadam ay samba fu sanji wor 2026 lan fenso be complete kabiro wato la fo nyina no nyin kol na ta wili kanya pinkan ka keno be kuntu ko ali aje nyam jumal ni jumal le denta nyimbade ko la katika tranquille fole ka bourse bi fu nyimbade ko min be nyimbe min kono ten area jumal le denta jang wala mo birim bourse bi fon kata tranquille kata ka fo dami gadino wala mo nyim manaba mi yajete kata ten dan la tola o noble ani tranquille fana kata bula fo burfutu ka fda burfutu nyadil fa o state mbede burful hay abe fo bijelo la jamma fona mbeden ten kaburol amo be kana bade jan ha woto wo mu kulata mi yalon ko kukum mala mo jamala dendula la mu jande comme faydo min kana jang al mawnan kamolon bele den tala min be sidi nyin dan wala jang inata fo ko problème o wulta imam problème wulta nyaade yo nyim problème la wilo njek tel doron mo le be nyin kaburo to nga bunglo jan kabri nga be fensi nga bunglo jan jekije nga courant kije nga mo soto ataraje ka fa ko kausu dabo kabri ngo kijang wala be nyeja na fo fenne jejang asina reporto di wala folo reporto ne farfaro na tranquille alkalba fam fele sansano be futolan wol be ku kalam da kado tumo social security atele muy jatiti ina atele kadiam kul mim bebe jang ina atele kadiam wala mbay sañan ta fam fele nat kabiro wato 1998 fo bila man problème so fo sa na ni wilitana ina tan na wo kul kono ñi wacci mano ka kibaro dina ñine be kéré fon ni mol futata police problème o ñing mol la kak ali ala no jumala kayince fo compagnie la fo mo konkil wala membe lorin kanyin koke karo problème min kuma kabrin kabro sota wayna fo ñina problème na so fo ñina ka fo lam bam fo mo konkil nalam ñin ke
mo kilinum anala dimbayal le kana nyim mo biri ngaje tamsir baji ko mbatu imam dukare ni yaje je yen kol ngana mujube anyal ala ke lumin na kibaro be dila na waji mano babula ko ifele inat atalante tamatal mbe ko mboko no bari jamfata ngatam sir kol direct ngasoto ko nya barka tamsir na tawilina anin yinkeba anin do ko tonlu ay molla na fanka pour céder rakam ina ta yinkeba taraje aya nyinin kay todu o kay tamsir kay fo man te suute ba iko keba to fando e sirfu keba sirfu cham aka vomante suute ba fana be sirin burus bi jan hani atabe sukutan ka kilo no ka va keba sirfu cham olna la dimba al kanaja fa dinlo fa ma mariol no do malbe nyora kabrin 2021 fo bi kabrin 2021 al na problème ko mas fo ya fo ñinan nem problème ko mas fo kabrin 2021 al na problème ko no kabrin 2021 ministre dole mako ay stop wala mambure njaati bira stop toto so ñinan ni ma man tan ko tek ñinan ni sembe bale na ton ko aje ya besi ñam biri ngal na be problème lola mambure ba da kala je akata police talte bon wal kala badi ya folt wala kaytol le finta pour ko ñin tenkunde so anda bantale dalam fu dron wala ntata police le fo police le amute ko arrest kebanyi o ato e mosoto mi ya bel e ko be faylo de dala kata kitiol nim police danta wolto mambure na to ko lundo en kila ko ni imam nganyun ko no mala fa banta fer sayti te mo jelaje mambure ni ko mambure wala mambure juma mambure nja automate ministre te marta na kodola fa finance ministre atel la kordabe nyimbu nyam ya ye nyimbu nyam atel la kordam atel be ton kon compte so o case banta wala to tumo ntel na bula police no me ko niaje man case no ma ke ba man kenda be laren therefore it kiti ono milia bel wolko aban kenda belarin andu ko tata fo ya confirm abelar so case fatawol to fo nyina awilta ko nyina wulta ko daga nyina bira wulta mun ka talla simfati nyina bira wilta na simfa folo kita minute ina ta jane e ndinkol beje e besin bar jani be dinkol sin nan na ta nge traje be farfarro nte ngoy ko alkana farfar nal dunta nyola ngaba igi balanta makar ngoy ko farfaro diata nyel alkajan senande bar niye do koloje mba katila niye bloko de da mba telo andu niye fenso kije yela korda fenso e buna loje mba boyel amanda wala ntato jamo to ngakutu boke ngafoje o kolalum yen kol kote konye ko be bloko sol mfana nat ba ye na jantelo kajel janaji ya betel mfana nata nga bloko bete yemin kos kati dun tan no korda kono yen na fensol betenten min siata te la nan fo lulu o manke kasiti barite la bloko teritel tata police o fa yen te kol akate le police oti min nata janjube nte loi kem fambul nkay ko dun tan no korda kono ay kenyo jurma jaay bloko ko sije ay na fensote o aman loi ka vontel ta ko hani ay keba taraja ko tam janti ate sonta wala tan kay ko hey jam social séria din andu wala soto local ko ni masakunda la dile ya dinyil ye fendi nyil bela ko manke tonya to police bari ngalo police min ka diam ye fenne ka da ko no ka tu ngani janne be fula fo fenne cha da ko fo fen cha da ko imam labda minna wala police jumaat ya police to lo han nga to lon ta to fula bi aman si folo kata kuma kawul min fanye yendi min bak nta to fula bi folo katu ngalo kolbe abela barna kotule adabi je kata konyoko luato nimmo kilin anin jama buka nyosa bakenol therefore mba fula te bari yenta fendi la bay man fendi an kay ko foyo kiskisuro kele bay tata social série tata land office tata ministry ba aman nan jabi jela bari ayente attaque nyala mi yalon ko ako isinti aresinol bari ya tolo ne bari ta to folo nga tolo nga konto bar bi nta folo abe station jumal abe na bursu bi station o font ko man ko lam fo nyaton ko balo ma fon yitandi na kala tatulo yitandi na mobile to nkay ko mambalo bela ban na kenolo ntel tamu janti birate o foye itolla station no min marta bele mawoje man taje man futa station no sen lefta men nyile luwa ke fambuli kan na fenso boy mi yalon ko fenso mi ya do ko asata million fulati ikate ate ko wol man luatinya ntele luatinya wala nan tita police ka ntantanta police le nimmo jamal ni lafta ngi to fo bija nyinke ba mi fon kay circuler ke ba mi fote na tantanta police ala police plus ni ala sidi assise na tantanta jele andu lamin bala min jeta min musate bela ke bata fele siri na tantanta jele awa
jobate na tantande nti ban mola kontila bar police ba alma mo man fenso da ke da kon ibuka hani fambatandi bari ñinta almamo la koto ñin ka jammin fon ka bourse bi la kumo la fon so ni ko almamo jawom almamo la kor dalde bari jammu bourse bi la kenolta tumando fen état fol almamo fenken da kono to imam jannen kebla nga son alfadol da kuma do be bulu meñin kam ne lafta ka fo ha lafta men fo wala musay lafta men yemma ko masakunda belam ye bulo fatanna kabrol ni telliam malo luwa be ñaar bawon tema luwa kara nga sere on kara sere on ko bi ala aynu bil aynu wal anfu bil anfu ni moye ñaate ya ñaate na ye kilinte na ye nuna fara ya nufa ha ata ayo labanto wal juras kisasun ni bara molom ya suma yenna bloko lete na fensote mo moni na te fenki jam mba tela bar man sa simbonyol fa luwa man fa mu munam yembonyol mbedan mbe yamaro min dila wala mu man sa e mako yi fata muli fata nyin kaburol nte dam mate bade laji anu mantera di amoko mbe nyaton kay Allah sate to tro antela mo imam ratibot wodam male mbatandi andu niye duno dila manke salindiro dam mate futu sitol bi jele fure kol bi jele sate la molla sonkol ni fenko sate dinol ko sate be den to ko min so ko membe dino la karol itel nyaton ko tenyanta willa wala mbatandi ya mira bulobe nyin ko to duma lela miroto ke bade police ya fasa nyala life andu asi hakilo tude ay kuma dole fo nyako min na tante yin kay tele na bulo wentere kotel barate fananin tebe damala wati min tele mobile be nyami yala molo ndema mobile dada bartu abo mi ya dada nyami na ko hani mbanan sina mobile pile ay funti no parendele fonten la kurat abaraka imamul belega rekotin ke saya imam lam jeyta domando jeyta ka ba butun bi mbal la jëna bursu bi ye imam la bankel mo ngamoy ye mu ne soto bada uji billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ngamen soto kuma kanoti bawo sate o sate wonle duniya dawo dandi nka nyo sabandulal tole ndol sonta ko sukutale en sabanjang anim buru futi anim bijilo o bota je tranquille nata lota tranquille kabra lota nga menu taraje ni manden dina kilinna bari kaburo soto e faye ndoli alfa soto jawo tumo menu nata muslimi ya dino kono imo sabalam baba jayte atomo ibrahima lati bari ka komandi baba jayte fulanjang fode sane sabanjang kawsu derane kabri tara sukuta bojang kunda ye dani kordal la ye kordal dila imurte kam ko dengue ko ale kordal dinna nina dimbal be lala dame bare aldula fanan dinnam be din benna dino batula dame kadu nga menu taraje wala mu jatel de sanyangol bar nita dina kili ye keno dila nga jama so raje ni imamo men bota diamla tan mo jama imamo ina rafo ko hanibi amam bande albe keno dila na tuma do nin dum be karandira nti karandino dame ye keno dinna be dinno be karana dame o bota ye ko hanibi amam bande nin fata mbe badela min tole alsi o fanan dinna alhamdulillah sukuta kabila jamal be jabar bojan kunda nyin bedi nyin keba sabola e damen folo di mo fula si badeje warande mo kilin kabrin social security nata wolko mansakunda land of mansakunda ministry ni mansakunda muno be kenodi to lela sai be bursi bi lola okay ngoy ha na woke bal koy ha bara yatale nga kaburo soro nga jama ke dula soro nga karambu soro e koy hani kaburo be dame ndol be dula soro la na sumandiro kono me alonko nyin tundo be sitaje kabrin tranquille bursi bi phase 1 phase 2 phase 3 e be sitarano dame wo mo fulo badeta dame ko alinga ala faling woske marché wote so ko nata ten so ya soto man sakunda bulu nyama man pello woto de bar wo yel da mandi nyina ko menu tamu kenoti nga bulu masayo dilal yo aka keba men po keba sirfu dabo lumme anata yang keba sirfu cham lumme anata yang ndo be ngotole tam sirfu ba nyinin kaka aka yello na fadan kay ha yello fana yello aka ko fo man tendi yalla bang
akai folo akai o do yata fulanya akai ko kasule temma fangol ngawal yalla ba jamma fango dati je kabin di nulu wude ko be diamo kala misilanta mbote ko don tata yo wonin biite ma manna mamam fo sanyi kilin komando ina da din kolsi imamo yo satale o kuwata da nyame yo badulati je manta dame masakunda karo nim fela kan hakilo bulanda ko tata lan yaji yo bar mansala simbondino nyola ibem bondino nyola nyaadile mode tarle man kodda to be la dame ni fate be badela dame dino sulatala ni be albato be albarda dame dino sulatala dino sulata karambungola sa ni la sapin kan wayin jakal bak bawo kene ken so bijela ko me almamu ya sara nyame temman ki je man tempo kabin sanyi mu wan komando e man tempo o bataje narama ko rosoto ala ibrahima wulta ni badin ko don tenso lota sanji tannin fen e man tempo bi munat ne wulta to yenni ni karo soto karakilin na don wala mu man sakundati kadamu na president wala fani wala man sakundal laban duma ponin tol fatam be badela min tole si kuma ponye wala mun tala kuma rabbi sallallahu muhammad baraka mami todo alhaji ibrahima kebe ya alfa la kuma mo min folo diam ngabe moy ya mo ne soto be mo ne folo mbabe kala ma fana aketan telu ye bala faku baleti nyin kabro la ko bayri kabri nyin kabro sotota ngaje ko dulabe nyame ate tunalo nyama fo ka si jorti kela ka fesi ntata bubba sanya ntata tele ya folo nkaye kabro nyola kunya be nyaadi bubba sanya wala njumate ate no right now permanent secretary minister for fishery abolto sanya nsinyole mu afana be burusu bi jang ate fa la ko dabe jame ko konole okay ndata nyininka ali halube nyaada ko nyiko nyin dula dita kabrolla nka intelefta menna sa ya plano itandinna ay plano bondi ay itandinna ngafla plano nyi photocopy a copy be mbulla nka sa intelefta menna pour kadula nyi fensi ma committee nyininka yesilo dinna pour ka fe sanji fulana la do ko be nyon mando da manna abungo fere lorinje ka wachimano kije bo komini nata ye pompo komandi ye pompo kije no ndelu be ole to dro bari ngaje ko jamandang burusu binin tranquille damanna ko mi mamo ya fanyame dolbe na jam fontel mo hono l'enfant soutonin to le kanambo sare jang yaje nintelu yaje bitu femfe manna ke kafo cham kundan ko le tamo keno ti kana ko ne kuntun kawafo mando da manade tata police comme imam ya be fo nyame man laf sama diamo kan police mo ne fo oni mbitema malo action manta ntata for inspector general police mimbe jetem fo mimbo taje mimbo taje abla sanyo wala bota taje sanyo okay membo taje ntata je e kuma jama fo no action be take sanyo me muna kala ndalu nyanta muna kala sanyo kay tantu dina bela membe keri ina ko moy bari ma sakunda e wuli katu mandingol ko janne be kelo fal nyoboro fa folo kelo nanata masibole moti mansa kunna e wuli mansa kule tamun telni na keno momene fempe mbeti ye kuli ye dimba fa asisitale folo da amama la folo barna malata watotol mo e kumpato andu dama be mala siso fa folo ndalbe woleto be dama mbi a njahal tale andu ne mo nyori fata tanaki aba nyato le jubela de jannobe kela masakunda wuli kabe president wala katabula for last pass in the government ibe wuli ye wuli ye dimba fa ye siso fa folo dimba mala siso le be keri ye dimba fa na ko mo munyeleti ye fem foye
nte fenno la waka ole keta kana bola bila inshallah abaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bokk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen gërëm gannaaw bi sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Man la seen mbokk Imam Mouhamed Jim Ndiaye nekk bursu bi Phase 2 Extension Mosque maa ngi nekk seen imam bi muy ñetteeli juma bursu bi. Alhamdulillah ñun nag bi ñu ñëwee fii ci bursu bi fi lañ fekk ki nga xam ne mooy imam Mané muy imam ratib bursu bi ak ki nga xam ne mooy Pa Jeyte nga xam ne ñoom moo nekk ci kalifa bursu bi. Alhamdulillah ñu nekk kalifa yu baax tabarakallah fekk fi ki nga xam ne mooy Ibrahima Seck Kebe moom itam mu nekk kalifa yu mat seen toog mat seen place fees seen place ñu nekk fekk ñoom xam nga dëkk bu nekk nag suñu amee dëkk soo amee dëkk da nga am foofu place yi juma fu ñuy jullee di nga am foofu itam xabru foo xam ne bu ñuy faatoo foofu lañ leen di denc dinañ am foofu itam fu ñuy jàngee muy school war a ñoo am foofu itam fajoo kaay mooy lopitaan su ko defee kon alhamdulilah mu mel ni utal nañu place yu yëpp ne ñi nga xam ne ñoo samp fii di social security wax nañu suñ place yi jumaa yi ak place yi nga xam ne mooy place yi marché yi ak place yi nga xam ne mooy place yi lopitaan bi ak place bi nga xam ne mooy place yi xabru bi muy fii la ñu joxoon alhamdulilah comme ni ko kalifa yi waxee ci gannaaw bi ñu mayee place bi yàgg na kii nga xam ne mooy Ibrahima Seck Kebe jàppale ñu ba fen si place bi alhamdulilah ñu toog fi diir bu yàgg nag gisuñ fi benn problème ku faatu ñu indi ko rob ko fi waaye ñu dem ba jëmi jamono rek ñu toog rek gis ay nit yu jógee Suukuta benn pa ak ay njabootam ñu ñëw fii di gor bi ñuy gor fii nag imam Mané mu imam ratib ñëw fi ak Tamsir Badji ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci njiiti social sécurité ñi sampoon fii ñu ñëw fi fekk fi pa bi ñu ne gars yi lu tax ngeen di gor fii Tamsir Badji ne waa ji pa bi lu tax ngeen di gor fii ñu ne fii suñ place la Tamsir Badji bu dee ko waa ji ne pa bi yow yaay kan Tamsir Badji ne ko xabiwuloo ma comme ni ko imam Mané waxee rek mu ne ko waaw Tamsir Badji ne ko ñun ñoo la joxoon complice ñoo joxoon xaalis bi ñu indi woon jox la ko yow social sécurité man maa indi woon xaalis bi jox la ko man xamee naa la pa bi ñu wax foofu pa bi kii bàyyi ñu demaat ba jëmbi jamono ñu toogaat rek ñëwaat continuer waat affaire yi bi defee noonu imam tam wax ñu ko ñu ñëwaat fii bi ñëwee ñu ne kon léegi lii pexe bi daal mooy ñu dem police comme ni ñu ko waxee rek bi ñu demee police itam fekk fa seen njiit bi ñu wax ko ci noonu lañ demee ba jàpp paa bi mu jigi ñu dem ba ci yàgg ñu ne paa bi yaram bi neexut ñu béel ko ñun nag ñu dellu affaire bi taxawaat ñu toogaat ba daaw nii ñu toogaat rek gars yi ñëwaat yëngatuwaat ci mbir yi ñu jógee fii yëngat affaire bi kii ñu jógee fii dem ba ay ji Banjul bi ñu demee ci ay ji nag ñu wan ko ay kayit yo mu gis ne kayit yo wér na kere sax og na fa njiiti para yi mu ñëw kool na police fii naka Suukuta fii nii waaye moom bi mu gisee affaire yi mu xam ne yii daal yëpp leer na waaye dafa am lu ci laxo ci biir mu ne ñu bàyyi leen ko suma loxo incha allah léegi nag ñu teg ko ci loxoom ñu ñëw time boobu itam nag demoon na ba affaire yi ne teg ñu toog ba time bi yàggul rek gars yi ñëwaat dagg ay kii ba far di publicité sax ne dañoo am place fii bu ñuy jaay su ko defee nag yooyu nag mu nekk mbir boo xam ne jaaxal nañu te ñun ñoo nekk nag kilifa yi nga xam ne ñoo jiite fii ci diina ji te xam nga ne xabru yi ci boppam buñ fi indi nit imaam yi ñoom ñooy jiite niiw yooyu ñoo leen di sang leen ñu jullee leen ñu jël leen indi leen ñu rob leen jébbal leen seen borom su boobaa kon ñu nit am nañ ci dawaar te fii suñu dëkk la ñu nit ku nekk rek kiy dund dafay dee ndax yàlla moo ñu waxoon ne kullu nafsin saa'iqatul mawti bakkan bu mos dund rek dina mas dee comme ni ñuy dundee noonu la ñuy deexee te buñ deexee duñ ñu mën a suul ci kër yi foog ñu am kër goo xam ne foofu la ñuy sulal lu lañ li ñu yóbbu ñu muy kër gu mujj gi di fii nga xam ne mooy armeel yi su ko defee nag kon fii la ñu joxoon mu nekk suñu moomeef bourse bi yëpp nag suñ demee ba gis ci loo xam ne xamuñ ko kon nag lépp luñ ci mun a dox suñ tànk rek ba solve problème boobu dañ ko def ci tànk yooyu nag ci lañ nekk lii mooy li nga xam ne incha allah xamoon nañ ko ci ñu bëggoon ko jottali mbooloo bi ngeen baal ñu àq salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Michael Sagna waaw bu Tranquille Alkali maa ngi nuyoo mbooloo mi di méttilu li daal communauté bi fii man démba la barka démba la ma naka laati mbemba aga si kër gi di ma ne problème bu ñu amoon last year mooy
waa Camkunda ñëw daanu si armée yi sëriñ yi fii dafa jógaat ma ne ko anyway lu si mën di doon dama ko bugg a yëg parce que dama bugg a nekk first hand ba bugg a xam li nekk foofu exactly man balaa maa laata nekk alkali dëkk bi fii amul dara lu ma umpa ba ba ñoo door set up di social security housing bi nekk fii I was the contact person man maa daan ay ñëw ñi daan indi seen kayit yi di ay wone seen place yi man maa doon dimbale gars yi ñu mën a register leen for compensation I was there first hand land bi acquire ñu ko akala illegally nekkul ne dañ ko lapaj social amenities yi yëpp nekkoon nañ si suñ plan bi the village that is tranquille balaa the housing estate di ñëw balaa land si boppam di ñëw because initially boor bële dooree ko ci boori jege boori nakalaati juma bi dem ba si Burfoot la yëpp is an extension the original demarcation bu lands indi woon akutoon si dëkk bi sax lii lu xam ne la nit ñi war nañ koo xam waaye li ñu indi fii man maa ngi ñaan elders yi suñ fi jógee man maa ñoom we have to go to the chief because authorities have to dañ follow protocol bi ñu bañ a am blame xëy na si ëllëgee su ëllëgee ñu ne yu doon leen daa ñëw fii waxu leen ñu dara comme que man yëg naa ko dama àndaa ñoom tey suñ jógee fii dañoo dem si chief report suñ boppa wax ko li nekk si ground bi fii because mboolem ku indi woon sa kayit ne place bi nga moom even a small portion I was man mun naa remember ne jot naa sa kayit mooy sa l'état bu nga demee ji lakalaat jotaata sa compensation so lanay tax ba after over 20 years somebody come keneen di ñëwaat di claim ne moom place ba di ñëw di dog ba di toj affaire nakalaati fensi jaamur waay authorities na ñun suñu maas yi moom always community bi even the youths lu ma leen di advice mooy nañu exhaust the protocols bu kenn jël loi bi moom ko déedéet nañ jaar fu ñu war a jaar ba ñëpp gis ne exhaust nañ di legal rakalaati process bi benn family is not warta uppar doole nakalaati community it's not possible te ñun comme li ma ko dooree laan bi nekkul ne dañ ko labaj no we acquired it the right way because li nekkoon si setup yi nakalaati layout la mooy fi nga fi ñi war a dëkka da nga war a make sure ne nga sóoraale social amenities yi dañ fa war a nekk it's part of the law so ñun social sécurité buñ setee bu leen government joxee lii ñoom ñu include ñu lii when they came dañu indi plans place bi is part of the reserve areas am na lands yoo xam ne waruñu faa def dara te original plan am na place yoo xam ne waruñu faa def dara foofu lañ identify ay school yi foofu lañ identify lopitaan yi foofu lañ identify football fields yi waruñoo toog
ndig mer ñu jaaree yoon boo xam ne xëj na daf ñoo sonal ëllëg so man lii rek laa bëgg a ñaan suñ jógee fii nañ àndaa man ñu def si chief tey nii su ko defee su ko jaree jar na ko sax because we have to fa ñu obey fight against this guy dañ ko ñu dem ñu dem si loi bi simple as that they started from there léegi amatul bu xaar leen dat li ñu xaar leneen duñ déglu police yi we are not going to wait for any policeman wait police yi anyway waruma wax fii loo xam ne liggéey jàmm dama ko yaaxa yeah so I'm very much sorry and I'm very much disappointed lii xewul si kër gi fii loolu am pour wax si mbiri li xew fii tey. My name is Tumbul K. Danso. I was a former architect, then director of housing, and later on managing director of Social Security and Housing Finance Corporation. I would say that the Busubi housing project was my baby. We did the design of this Busubi project. It is a comprehensive layout. By that I mean it entails or comprises all amenities that will contribute to meaningful living, a meaningful living environment. In the design, we made provision for a hospital, playgrounds, schools, other public facilities, as well as residential units. But to give a historical of how this land came to be, if you look at the State Compensation Act, the government has a right to take over any piece of land as and when the need arises for that land to be used for public use. So when government wanted to acquire the Busubi layout, they took over the whole of the layout through the laws of the Gambia, that is the State Lands Act. When the land was acquired by government, the government then handed over the land to Social Security and Housing Finance Corporation for estate development. It was then that Social Security came and did a land use analysis of the whole area. That is, we started by finding out who owned what within the whole layout. And everything was tabulated. And those information were provided to the evaluation unit of the Ministry of Local Government and Lands. So when they did all the evaluations, the information was given back to Social Security and Housing Finance Corporation. In fact, by right, it is government that should do the compensation, effect the compensation payments. But because we know that there are always financial constraints in government, that is why Social Security took it upon itself to provide the funds to do the compensation. But then we didn't do the payment ourselves. What we did was to transfer all the money to the Ministry of Local Government and Lands, together with the list of all the people who would have qualified for receipt of compensation payments. So it was the Ministry of Local Government that effected all the compensation payments, and then later on reconciled with Social Security and Housing Finance Corporation. So in effect, everybody who had a piece of land in this area was adequately compensated. When we started the project, like the Imam said, we found about 30 or so existing compounds within this layout. But when we completed our designs, we realized that some of the compounds fell into, they were not properly placed within our designs. So in some cases, we had to demolish some residential facilities and then we allocated them new plots of land and also provided them adequate compensation. But those of them who were lucky to fit within our design layouts, they were allowed to stay in their original places. So all in all, this was a comprehensive layout. Everything that needed to be done was done. Okay? Once the area was acquired, the next step was to make sure that we got title, that the Social Security got title to the area. So the whole of this area has been leased to Social Security and Housing Finance Corporation, including all the amenities. So in a nutshell,
This is a leased layout belonging to Social Security and Housing Finance Corporation. And nobody has any right to intrude into this property. Anybody who does so, you are breaking the law, or you are taking the law into your own hands. For the sake of me, I really cannot understand how such a thing like this can happen at this point in time. When there are laws in the Gambia that should be applicable to ensure that these frictions are avoided. My question now is, I'm now throwing the ball back to the relevant authorities to really stand up and take up their rightful responsibilities. First of all, I'm going to advise the Social Security and Housing Finance Corporation. We have a managing director in place and his staff. They should take up the responsibility and defend their land by writing to the relevant authorities and informing them that there are intruders on their property. So they can do so by writing to the Minister of Local Government and Lands. They can also write to the police and even the office of the president, okay, and make a case for people to not to tamper with their land. At the same time, I'm also asking them to pursue the matter with the Minister of Local Government and Lands, especially through their Development Control Unit, that is the Department of Physical Planning and Housing, whose job it is to make sure that every land use is protected and people cannot go about construction works without the relevant permits and without the relevant approvals as well. A layout like this has to have approval. You cannot have a residential layout without the relevant approval. I can see that this area is already being demarcated into plots. Who gave the approval for that to take place? Therefore, in my opinion, this is all illegal, and I think something urgently should be done about it. You see, a country has to have rules and regulations. We don't live in the jungle. Therefore, the law has to come into effect to make sure that conflicts and frictions are avoided. So let us all be law-abiding, make sure that we follow the right procedures and resolve this matter. Because I don't understand, even after almost how many years, somebody is now coming around to lay claim to a piece of land. Where were those people over the last 15 years or so? They were nowhere to be found. So therefore, in my opinion, I think some people are trying to play games with the community, and the community should not allow that to happen. So in a nutshell, and as a former managing director of Social Security and Housing Finance Corporation, I think this is something that should not be allowed to happen. And the authorities in charge, that are currently in charge of those institutions, should make sure that they do the needful to resolve this matter as a matter of urgency. Thank you. Assalamu alaikum. maa ngi tudd Aliou Ndiaye. I'm a Social Security Site Supervisor for Brusubi. Actually, this problem has been going on for long. I myself, man suma bopa ñëw naa fi yoon ànd naa fi ak waa physical planning ñu fi nekkoon di lifin waa Sukutay stop nañ leen saaf nañ leen stop notice. Initially bala demarcation bi boor bi la gaay njëkke woon bu gaay tojee fence bi def fa block ñun ñoo tojoon block yooyu. It went to a time man lañ yóbbu police ne maa de yaaxa seen bagage ñun ñu yóbbu leen police yóbbu lease bi si police bi. The photocopy of the lease of Brusubi is with Brusubi police pour won leen ne ñu ngay charge ñi criminal trespasses on a leased land. Why it went to a time the police held back, the reason not known. Why always ñun ñu ngi fi di stop leen ñuy liggéey. So this land, it is leased, it belongs to the Brusubi community and it's an amenity. Even the staffs of Social Security or the MD cannot do anything here rather than an outsider. Lu ñoo ñaan community bi mooy ñu dal metti na nag waaye di leen ñaan ñu dalangum tuuti ñun mi responsible dinañ make sure ne lu ñu war a def nañ ko fu ñu war a jaar dinañ ko jaar fii bàmmeel la nobody can change it du man du managing director du imam du keneen waaye nit ñi tamit nañ su dara amee foog ñu try ñu muñalante ñu xool fan la jógee ak naka la demee. It's been going on for years benn nit la maybe bàmmeel bi rek ngeen xam waaye nekkul di claim bàmmeel bi rek sax am na yeneen place yu mu jaay ba def buuxul bi sa rotal nañ ko
so gars yi dañoo wóor di xool empty land ne seen maama fi moomoon compensate uñu leen waaye everybody ku amoon land either Brufut Bijilo Sukuta has been compensated. So to our knowledge ñoom suñu amee any queries it should not even be here. They should come to Social Security or to the Ministry of Lands gars yi def seen queries waaye fii Bamel la te Brusubi community bi ñoo ko moom loolu kenn mënu si even benn 10 minutes sax ñun suñu boppam mënuñ koo ceeñ that is far beyond that waaye lu ñoo ñaan imam ak waa Brusubi mooy ñu dal ñu may ñu time ñun di leen make sure ne we will do our job because there is another physical planning official here ñëw nañ fi yoon just to certify ne ñu ngi fee ñëw xam nga nekkut saa yu ñëwee fii la ñoo dem si dëkk bi ne ñii ñëw nañ fi pour wane ne ñu ngi fee ñëw because am na si benn wax ku doon wax ne mu ngay wax nguur gi ak ñu war a liggéey def seen liggéey dëgg la waaye ñu ngi fee ñëw always ñëw nañ fi yoon bii du first time am na benn suñ sécurité yu bari dama ko dee alaat always lu fi xew mu maakool gas bi bu moo door yëg nañ ko ñëw nañ fi waaye sometimes time bu ko gars yi def ñu nit jaaxal nañu because when we come during official hours duñ leen fi dee fekk so jaaxal nañu nag ban time lañ ko dee def ñu nit suñ mandate duñ dee mën a def beyond official hours within official hours la ñoo mën a def suñ liggéey suñ wàcce nañ suñ anything we do after we acting on our own te boobu du suñ protection ñu nit waaye ñu ngi ñaan askan bi ak waa Brusubi pour ñu am dal tuuti lépp lu war pour ñu def ko fii nañ def suñ kéemtalaay kattan gis ne lii jeex na fi incha allah waaw jërëjëf. bari wono buto ngal jeyi ngal tentu jiber laalo anin lamoy laalo banko kanin banko e bantala ñine keta programme motale min jibeten butum bele ngaje ñoñala butum autorité e bele ñabe ko la woto ko belare ñaaw ñanan ding min sa banno du karam be ngam bulo ka fu ñoma ngabang ko men alfa fo ñamen si o ka wala fa janin dimba khabo wala alfa min yalan kal bi marta en ko la butade ñun la community la ko momoyle ale la fengo be moyle min andal ñaaye place o yabe ñamen woto mbal jeyi la mbal tentu la bi university lo kan wala nte kunde wuti sew mar fofana ani misali u fal ani na camera ledi min kata farmata singati wala ngal jeyi ngal tentu mbafala mole ala baraka fo wati do